téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar di leen dalal seen émission kenn askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii si altine gi ñu am mbégte dalal El Hadj Malick Youm nekk secrétaire général national adjoint du SAEMS du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal monsieur Youm maa lay dalal jàmm ci plateau kenn askan wi fii si ITV. voilà ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci invitation bi nga xam ne defal ngeen ñu ko donc El Hadj Malick Cissé ñu ngi lay nuyu di nuyu waa ITV ak téléspectateur ITV yëpp. alors ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum njàng mi benn mu soxal lépp lu jëm ci éducation sexuelle bi nga xamante ni UNESCO daf ko bëgg introduire ci programme yi. flashkaay tamit lëmbe na école yi dañ ko waxtaanee naka noonu aussi yéen waa SAEMS seen revendication ndax ma fàttali ni suba incha allah da ngeen fas yéene amal débrayage naka noonu mercredi grève totale jeudi aussi ngeen amal débrayage à partir de 9h alors dañ koy tàmbali El Hadj Malick Youm ci actualité forte bi muy waa UNESCO ñoom dañ am yéene introduire éducation sexuelle ci école yi yéen syndicalistes yi lan moo ci seen xalaat d'abord. voilà ñu ngi lay remercier en effet comme ni nga ko waxee fii ci Sénégal xam nga boo xoolee lu jëm ci wàllu njàng meek njàngale mi dañ ko dénk ministère de l'éducation nationale. ñoom ñoo woote benn lël fële ci Saly. bi ñu wootee nag ñun ñu ay la yéwén ñu yóbbu suñu ay représentants bi ñu fa demee ñu wax ne dans le cadre de li ñuy wax PARC benn programme la boo xam ne bii. maanaam li ko yëkkati mooy jéem a saytu ak yeesal tëralin yi nga xam ne moom la ñuy jàngale ci sunu l'école yi. ñu bëggoon ci dugal nag alors lu bees loo xam ne nii tey ñu ngi ko tuddee éducation sexuelle. ñu ne dañ ko bëgg a boole tey ci li nga xam ne xale sénégalais bi bu demee di jàng l'école bokk na ci li nga xam ne nii dañ ko bëgg a jàngal. loolu nag biñ ko defee Saly alors xam nga loolu aussi. dañuy wax ne programme boobu cëslaay bi UNESCO moom moo financé activité bi. alors bi ñëwee ñun la partie syndicale en tout cas dañu jël suñu ay responsabilités ñu wax leen ne loolu ànduñu ci tey ànduñu ci suba parce que nag ñun école bi nga xam ne nii moom la ñuy défendre di def promotion école boobu mooy école bi nga xam ne moom tey moom la loi bi promettre def plutôt teg ci table place publique bi muy une école populaire démocratique. mais tamit di doon école des valeurs. parce que soo xoolee tey ñoom li nga xam ne moom lañ bëgg a dugal même la loi de 91. amul fenn fu nga xam ne mën nga ko fa jaar ba dugal ko muy la loi d'orientation. moom école populaire la wax. démocratique école laïque. ensuite école de valeur. tey bu ñuy jël nag valeurs yi ñun dañu jàpp ne loolu erreur la monumentale boo xam ne bii ministère bi def na ko. te nu ko corriger si nu mu gën a gaawee. parce que ñun li ñu gëm mooy école bi ñu war a def promotion Sénégal mooy école buy jéem a wéyale valeurs yi ñu am ñun. kon da ngeen njort ni El Hadj Malick Youm que ni proposition wala mbébét bi nga xamante ni UNESCO di organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture am na ko dafa nar a jàll da ngeen njort loolu. non xam nga. loolu wala loolu doo leen ko seetaan. duñ ko seetaan loolu la parce que en fait ñoom def nañ loolu ba dugal ko comme réforme boo xam ne PARC. ci cadre PARC mooy programme bi ma wax sànq. pour le renouveau des curricula. ñu ngi koy dérouler bon la réalité nag mooy ñun aussi en tant que parti syndical ñun dañu gëm ne école bi école citoyenne la kenn ëppale wu ñu si donc ñun bu ñu demee sax bay wax ne programme yi dañ ko réadapté mu dëppoo ak sunu aada ak sunu cosaan. dinañu bett trop ñu gis ne kon tey ministère bi moom mu ngi wëyale di jéem a def lu nga xam ne maanaam day dox rek ci tànku tubaab bi. parce que ñun dañu ne Sénégal le problème bi ñu am mooy. ñun dañu am une école française au Sénégal mais amuñu une école sénégalaise ici. ah bon maanaam tey dañu am loo xam ne parce que loolu may wax noonu boo seetee am na France. ñu ngi def éducation sexuelle pour xale yi mais ñun li ñuy gëm mooy. école bi dafa war a def promotion des valeurs Sénégal bu ñu waxee valeurs yi mooy ngor. mooy jom. mooy fit. mooy kersa. mooy fulla ñun yooyu lañ xam kersa surtout. kon mag sax war na am kersa taxaw di wax ak xale. lu jëm ci wàllu ay sexualité ak yooyu moo tax ñun ñu jàpp ne. loolu moom dañ koy jéem a wax tey ñëpp dégg ko. ñu woo nag population bi ne ñëpp mobiliser wu.
ba nga xam ne loolu moom du mën a jàll fii si dëkk bi parce que tàmbale nañ ko ba mu jaral leen sax ñu dem bay saytu naka la xale yu jigéen yeeg yu góor yi war a toogee ci classe bi doxalin bi naka la war a demee ñun ñu jàpp ne loolu bu jàllee fii musiba lay doon parce que dëkk bi dëkku Maam Bamba la dëkku Seydi El Hadj Malick la ak yeneen kilifa yu nga xam ne nii ñun li ñu jàngal ci valeur defe naa jomb nañ alors di am nenn nu ñuy toogee nuy dëppook ñoom ni ñu ko bëggee. alors El Hadj Malick Youm éducation sexuelle est-ce que war na nekk lu tabou est-ce que tamit ak fi jamono toll xale yi waruñu xam exactement lépp lu jëm ci wàllum sexualité ñu koy mën a moytu lépp li nga xamante ni da leen di gaañ loolu yëpp ñu koy mën a sóoraale di ko mën a moytu ñu koy bàyyi xel est-ce que tamit war na nekk sujet tabou. xam nga ba yéen ngeen taxaw radicalisé wu ngeen lii du fi amee. xam nga tey booy jël programme gis nga jàngal. dama ne Nelson Mandela daf ko waxoon. mu ne l'arme la plus puissante pour conquérir un peuple c'est l'éducation. maanaam tey gis nga éducation dafa doy waar mooy arme bi nga xam ne nii tey ku bëgg moom Sénégal wala nga noot leen rek fa ngay jaar. moo tax ñuy wax nit ñi nañ def attention ñun si la ñuy liggéey kon ñun li ñuy wax dañ ko xam tey dafa am ay lobby yoo xam boo waree àddina bi ñoom fépp fu ñu dem bu ñu jaaree fii jàllul ñu jaar fale dañuy dugg nag léegi si affaire parce que boo demee ba ci école ñu commencé di wax bëgg a jàngal xale yi ay notion wu bisexuel jàngal leen transsexuel jàngal leen mais kon su boobaa problème mu ngi commencé am ñun loolu yëpp la ñu jàpp ne dëppoowul ak suñu aada moo tax ñu teel a jël suñu ay disposition ñu ne loolu musiba la bu jàllee ci réew mi kon na population yi mobilisé wu te ñun aussi ñu ngi leen koy wax ñëpp di ko dégg que tey Sénégal projet boobu ñu am noonu na ñëpp taxaw pour que projet ministère de l'éducation boobu quand même population yëpp wane ne nous avons une école citoyenne maanaam école bi école askan wi la te askan wi aada yi ñi ñu gëm ak cosaan dëppoowul ak loolu kon loolu waru fi am. mais alors loolu soo leen ko bañee xale yi est-ce que duñ jaar ci beneen yoon ngir xam exactement wàllum éducation sexuelle. xam nga toll muy xarala yu bees yi. xam nga peuple bu nekk. oui ak ay valeur am. tey da ngay xool xale tubaab bi dama lay jox exemple. toog ak papam ak yaayam ñuy wax ci éducation sexuelle moom du ko gêner te ñun fii. ku nekk am nga kersa boobu ñun fii ni ñu ko xamee mooy lépp ci kersa la. oui kersa dafa doon valeur boo xam ne bii dañ ko war a continuer di def promotion mooy éducation sexuelle mais kër boo dem mais yaay ji dafa am rôle bu muy jouer ci doom ji muy doom bu jigéen am na rôle bu mu fay jouer muy doom bu góor aussi papam am na benn jegewaay bu ñu koy jege di wax ak moom bu ñu demee école tamit tey ñëpp xam nañ ne ci kersa am na tamit prof yi jigéen ya fa ne am na nu ñuy taxawoo jigéen ñi foofu. am na tamit profit góor yi fa ne ni ñuy taxaw mais loolu yëpp dafa am fu ñu koy mais du dem ba ñu koy jël di ko dugal ci programme dëxañ ko ci noo xamante ni suba moom mooy indi société yooyu nga xam ne nii dañuy jekki commencer xale yi xam lan mooy notion de bisexuel notion de transsexuel wala yeneen yi nga xam ne njeexital li suba loolu moo mat a sóor te musiba lay doon ci réew mi te ñu ngi artu ñëpp di leen wax ne gis nga buñ ko jéemee ci kaw jàllul dañuy dem fekk xale yi ci suuf tabax leen ñu mooñaale leen lool ñu màgg ak moom nag léegi ba nga xam ne bu ñu ñëwee doon mag su boobaa dinañ xam orientation yooyu nga xam ne ay déviance la yu ñu bëgg ci moom. ni ñu koy réussir. alors moo tax foo ko ñu def ci attention alors lan moo war a nekk taxawaayu ministère de l'éducation nationale. ñun li ñu jàpp mooy suñu école ñun xam nañ ban école lañ bëgg. oui école boobu moom moo war a jóg pour tabax xeetu sénégalais citoyen bi ñu soxla tamit xam nañ ko. mooy citoyen bu am ay valeur citoyen bu am diine citoyen boo xam ne bii day taxawaayu di défendre réewam ñun loolu lañ soxla kon loolu bu demee ci loi ba déjà li ñu bëgg a dugal amu fa kon li ñu jàpp ñun mooy programme yi nga xam ne ñun dañu jàpp ne adapté wul sax ak suñu ay réalité ñun moom lañ nekkoon di jooy ne nañ ko réadapté pour mu gën a dëppoo ak ñun suñu kii xale bi tey day dem ba doon mag dem CM2 soo ko laajee léegi ci France mu wax la ci àddina lu dul jeex nga laaj ko ci Maam Bamba mënu la wax nga laaj ko ci historiens yi fii ñi def histoire du ci xam lu bari kon ñun ñu jàpp ne en réalité il faut que ministère de l'éducation nationale yem ci mission bi nga xam ne nii moom la ñu génne woon ci assises yi mooy ñu defar une école nationale bu nga xam ne nii ñun ñoo koy réorienter comme li xew Corée
mu épouser les contours maanaam mu dëppoo ak suñu aada ak suñu cosaan. waaye tamit mu former citoyen ëllëg bi nga xam moo war a tabax réew mi. ci anam yi ñu ko bëggee. mais El Hadj Malick Youm yi nga fi cité yëpp muy valeur yi fulla fayda jom. mu nekk lu am solo mais paradoxe dafa am jamono ji mooy flashkaay yi dafa lëmbe école yi. ñu ngi wax ay waxum flashka pareeguñu ñu éducation sexuelle tamit mu ngi fi mais alors flashkaay mu nekk tendance bu doy waar loolu yéen noo leen ko gisee seen position. xam nga damay dolli wax li Mandela wax. te loolu dafay yàq élèves yi tamit lu ñu si jublu tamit yàq élèves yàq tamit personnel administratif ñëpp ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllum école. xam nga loolu du ma mën a bañ a dolli li ma waxoon sànq. li Mandela waxoon Mandela dafa am xam-xam mu ne l'arme la plus puissante pour dominer un peuple. c'est l'éducation. dafa leer maanaam tey gis nga àddina léegi bi yëpp boo wëree ay lobby la ak ay groupe yoo nga xam ne nii ñoom fi mu toll bu ñu demee cim réew bu ñu bëggee jàllale dara jàllul éducation lañ jëm moo tax nit ñi war a def attention maintenant nag flashkaay yi leneen la rek loo xam ne benn phénomène u jamono la. tey ñëpp doon nañ ko xaar parce que soo xoolee bi informatique amee ba développé rek nit ñi mënoon nañ ci xaar que effectivement am na safaan wi mën nañ ko utiliser si lu baax mën nañ ko indi si lu bon. li koy yor État Sénégal depuis 2008 la voté la loi. sur la protection des données personnelles pour éviter rek. déjà ces genres de déviance. et loolu xale yu bëri ñu ngi koy utiliser mais xamuñu ko. tey ku ko si def loi bi bu dalee sa kaw da ngay am problème. parce que li ñu wax mooy alors ay données personnelles yu nit ki. mënoo am droit di ko jël di ko utiliser comme nu la neexee wala nga koy diffuser. parce que loi bi da koy tere nekk si ginnaaw. voilà ba pare nekk si Instagram bi. voilà di def naka su dul noonu. loi bi daf koy tere. moo nag actuellement xam nga xale yi ñoom dañuy jëm ba jamono ñu am yi ñuy xewal yoo xam ne nii peut-être du ñu xam sax li ci biir carrément moo tax ñu leen di expliquer ñu ngi def sensibilisation pour informer leen ñoom ñëpp ñu moytu loolu. parce que xam nga ki nga xam ne tey day ñëw am na ku ma la mën a jox exemple. nit kuy jàngale. dem ay xale ñëw jël image am def ko flashka utiliser ko comme ni nga waxee. nu leen neexee. ba pare muy circuler ba kooku mënatul dellu fi mu doon jàngale. te gis xam nga mënatu fa dellu. te gis ngeen cas yooyu yéen. gis nañ cas yi am na. te mu ngi commencé law donc ñun ñuy artu xale yi ñu ne leen. loolu ba jàngalekat bi léegi. mais mënatul dellu fi ñu ko affecté woon. mais yum loolu doy na waar. mais dafa doy waar. parce que am na nu ñu ko utiliser image bi ba tey moom mënul dellu foofu en plus de ça alors parents yi dañuy ñëw taxaw déjà enseignant boobu tooñ nañ ko. mu ne day porter plainte ñu taxaw tamit xale yi tamit taxaw na ñoom aussi dañuy défendre seen xarit. ah bon mais waaw on est dans quel pays c'est-à-dire que aussi foofu dañuy wax état bi na jouer rôle am. parce que loi yi nga xam ne assemblée nationale daf ko voté. alors ñoom dañu war a veiller à l'application. comme quoi tey ces genres de situation warul am fii parce que bu ñu ko bàyyee mu prospérer ëllëg dina jur loo xam ne dinañ ci bëgg a génn mu tëju. alors est-ce que jotul aussi ay sanctions pénales am si situation bi su ko defee vraiment mbir mi mën a jeex. xam nga bu ñu xësee mu ngi jël ay proportions yu doy waar. bon mais c'est ça parce que bu ñu xësee non seulement damay wax ne am na loi bi la loi de 2008 mu ngi fi. décret d'application loi bi génn na mais mieux encore. tey am na une structure muy CDC. nga xam ne mission mooy. commission des données personnelles. voilà CDP dafa war a ñëw pour. protéger nit ñi. par rapport à cela parce que dayo bi nag mu ngi bëgg a jéggi waar. moo tax fi mu toll nii dañ jàpp ne il faut que état bi jouer rôle am. il faut que aussi ñooñu di ko def ñu xam ne tey kuñ ci jàpp. foog ñu comme li nga day am ay sanctions. foog ñu identifier leen te identification bi tey. police am na xarala yu nga xam ne nii tey buñ ko utiliser. mën nañ remonter. ba xam kan moo ko njëkk a dugal. bien sûr même gendarmerie sax. gendarmerie ñoom am na. gendarme cybercriminalité loo xamante ni. voilà si loolu rek nañuy yëngu police aussi naka noonu. te ñooñ sax dañ leen former léegi si loolu. moo tax may wax xale yi ne tey ku si yabu bu nga moytu loolu parce que en fait liy tooy aussi si ñoom lay jóge parce que pour man école dafa war a nekk ce milieu sain. boo xam ne bii nit ñi dañ fay ñëw pour des activités saines suñu paree ñu dellu kër ga. képp ku nga xam ne ces tentations mu ngi traverser sa bopp nga moytu parce que bu ñu foog ne amul loi la loi punit ce qu'on appelle l'utilisation de ces données personnelles. et mu ngi koy punir depuis la loi de 2008 parce que quand même c'est ça gouverner mooy que déjà nit ñi gisoon nañ ne lii mu ngi ñëw
alors tey disposition yi ñu ngi fi pour tere loolu. xale yi nag dérive yooyu moom il faut ñu arrêter. mais cas bi nga joxee sànq exemple muy enseignant bi nga xamante ni mbir mi. dal na si kawam ba moom mënatul dem jàngale ji alors kooku ban état d'esprit la nekk jamono ji. te mbir mi Dakar la xewee wala. non du Dakar. xam nga aussi ñun on est des responsables syndicaux. ñun dañuy def suivi tey lépp lu fi am dañuy njëkk a informer. et ñun aussi dafa am taxawaay bu ñu ciy am moo tax aussi des fois discrétion bi maanaam on est tenu par l'obligation de réserve. du ñu wax ne école bii la diw la wala nii la mais dañuy wax ne dañuy utiliser exemple boobu pour avertir. yeneen ñi pour ñu xam aussi naka la ñuy taxawee. ñu waxaale ministère bi nga xam ne moom la ñu dénk éducation muy cër bi ëpp solo sim réew. ñu wax ministère bi ne na gën a taxawaayu defar réew mi parce que éducation boobu si la ñu mën a jaar yàq réew mi. parce que ndaw yooyu nga xam ne nii tey ñoom ñu ngi ci école ba di jàng. mais bu ñu leen amee noo xam noonu lañ leen mooñe mais ndaw yooyu ñooy doon magu réew mi ëllëg kon ñoom musiba bi am si réew mi yëpp ñoo ko nar a indi. moo tax nag bu dérive yi amee ñuy wax ministère bi naan taxaw fi mu war a taxaw. parce que tamit jàngale honneur la. nit ki mënoo taxaw di jàngale nit ñi jël la te tamit xam nga jàngale boo demee tey sax dans les écoles. dafa am lu ñu lay jàngal mooy la gestion même de la salle de classe. par exemple dañ lay wax ne si gestion salle de classe waroo taxaw wala nga toog wala position statique wala nga toog si chaise wala kii donc mouvement yooyu. ngay def voilà dina am mouvement yu bëri yooyu def yoo xam ne nii quand même dina am benn moment peut-être doo mën a maîtriser tout le temps est-ce que ñu ngi lay jël wala jëluñ la. ce qui fait que donc pour man. dañuy wax ne sanction yi mu ngi commencer d'abord au niveau des administrations des écoles. ñoom ñoo da war a taxaw si loolu ba du am. ba pare nag ministère gën ko firnde. mais yum loolu aussi dafay delluwaat aussi si utilisation portable si école yi. loolu tamit. question boobu ñëwaat na parce que actuellement soo xoolee dañ ko tere woon au début. parce que am na école yu koy tere ba léegi sax mais tere bi ba léegi le problème mooy dafay am xam nga Sénégal bu dara xewee. dañuy jël ne voilà ñëpp jàpp ñu ne non baaxul si kanam tuuti relâchement kon fi mu toll nii soo xoolee école yu bëri mais portable yooyu même day nekk source de distraction pour l'élève parce que da ngay ñëw dugg classe. yow sa professeur mu ngi wax. nga nekk si WhatsApp bi nekk si WhatsApp bi di échanger. di vocal di bind. li gën a garaaw day nekk même benn outil bu ñuy utiliser pour tricher. xam nga boo xoolee le bac de 2017 bi fi amoon. problème bi fi amoon. effectivement ñu bëri dañ lay jàpp. fraude bi portable si réseaux sociaux yi la woon. effectivement guddi gi xale yi di partager entre eux quand même les sujets nga xam ne am na fu fuite amoon. moo tax ñuy wax ne tey parents yi dañu am rôle bu ñu siy jouer alors pour que le contrôle à la maison de ces portables. mais aussi école bi administration et ki ci gën a doon responsable nag mooy ministère de l'éducation nationale. moom mooy vraiment moo am responsabilité bi ci gën a rëy. alors sànq da nga ni yéen a ngi def suivi bi alors moo tax ma bëgg a xam exactement enseignant boobu jamono ji état d'esprit lan la. su ma si état d'esprit xam nga ni c'est vrai nangul naa la obligation de réserve mais. état d'esprit enseignant bi état d'esprit bi moom dama la koy wax. xam nga nit ki nga xam ne yow. fii lañ la affecté nga fay jàngale. ci lycée nga dem ñu utiliser sa image ba yow bëggoo yow jege sax lycée bi ba say collègues yëpp ñëw solidariser ànd ak yow ne kii dañ koy jàppale alors ba ñu commencé xool naka la ñuy sanctionner xale yi def loolu. mais kooku état d'esprit bi xam nga kooku nekkatul. comme li ñuy wax xamatul fi mu ne. parce que nit ki fi ngay liggéeyee nga xam ne moom la fa la sa teraanga ne. fa la sa lépp ne ñi nga xam. te tamit bu doon sax loolu si àll bi la mais loolu kooku si ville yu gën a mag Sénégal la bokk. tu vois après tey kooku li koy dese mooy su dee mën nañ régler loolu bu ñu ko mënul régler day mujj wut affectation wala leneen. bien sûr donc yooyu la ñuy wax daal ne vraiment ay dérives la yoo xam ne va falloir que ñu taxaw si. administration bi aussi mu bañ a nekk une administration laxiste. boo xam ne bii su situation yooyu amee dañuy jéem a am parparloo bu ñuy def wala di jàpp nañu taxawaayu yoon. parce que loo xam ne jël seen responsabilité waaw mënul nekk ñuy bàyyi quand même njàngaan yi ñu koy doxal parce que bu ëllëgee ñoom ñoo war a doon magu réew mi. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey El Hadj Malick Youm nekk secrétaire général national adjoint du SAEMS di syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. ma ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 ñu ngi waxtaanee flashcards yi nga xamante ni lëmbee na école yi ak
éducation sexuelle bu UNESCO organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture bëgg introduire ci école yi naka noonu tamit ñu ñëw ci parti bi nga xamante ni moom mii di El Hadj Malick Youm soxal naka tamit muy wàllum revendication yu SAEMS bàcc boobu sax nañuy def transition ñu ñëw ci alors SAEMS suba incha allah da ngeen fas yéene amal débrayage. gannaaw suba aussi gannaawaati suba. débrayage mais le 30 da ngeen amal grève totale. lu tax te mbir mi SAEMS Dakar la soxal. waaw. d'abord lu tax SAEMS Dakar. alors lu tax SAEMS muy Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque lu tax. alors foofu dañuy expliquer ba mu leer. mooy tey boo xoolee rek déjà buñ ne SAEMS Dakar mu ngi lancé. mooy que déjà lancé boobu ñu lancé plan d'action bi li ko waral mooy dañ état bi fayul li ñuy wax indemnité d'examen yi. mais est-ce que du mbas mi moo tax indemnité d'examen mais loolu tamit est-ce que du non El Hadj Malick foofu il faut ñu taxaw ñu seetlu man même. non mais est-ce que du mbas mi moo tax. mais mbas mi est-ce que tamit mbas mi mën na nekk lay boo xam ne lu jóg ñu ne mbas mi la état du Sénégal dafa signé woon. oui depuis des années mu ne moom de engagé wu na ay la yéwén ne bu at mi jotee bu ñu defee l'examen moom le 30 novembre dina fekk mu fay fépp. ñu ne waaw d'accord. mais nag bii pas mu dem c'est une année spéciale. non loolu aussi foog ngeen nangu ko foofu laay aussi expliquer tey xam nga bu ñu nee année spéciale ñun ñu ngi fin décembre mais fin décembre ñoom waroon na mën a fekk ñu fay xaalis bi maintenant li ma jaaxal mooy ñoom non seulement fay ñu xaalis boobu mais da ngay xool en retour enseignants yooyu ñu yoreel xaalis lan lañ def mais mbas la ñu wax mbas moomu bi mu xewee ba ministère de la fonction publique ministère éducation ministère yëpp personnel bi dañu dem toog seen kër ñu ne ñoom ñëpp télétravail la ñuy def. enseignants yi kese ak le corps médical ak les services d'ordre ñoom ñoo nekkoon di jàmmaarloo ak virus bi génn taxaw parce que Sénégal daf leen soxla woon. xalaatal bu enseignants yooyu taxawoon ñu ne comme ñun Covid daf fi am ñun du ñu reprendre cours yi du ñu def examen. fan la Sénégal jëm. alors ñooñu ñoo taxaw le 25 bi ñu ne dañuy reprendre mais ay la yéwén ñu dem ku si nekk ñii sax am na ñu ci mbas mi jàppoon. bi ñu demee ñu def examen yi def lépp ba ñu ne taux d'examen yi mës a am de ren mësu fi am parce que taux yu baax la léegi bi ñu paree ñoom lan la leen état bi di fay mooy jël seen xaalis bloqué ko pare na du leen fay léegi nag boo gisee mu am Dakar te amul yenn kii yi mooy ñun dañu ne section d'académie yi ñoom ñooy gérer li ñuy wax les questions indemnitaires. xool dañ ko yaatal léegi nga baal ma ndax am na kuy insister mu nekk ci ligne bi ñu jël ko allo bismillah allo 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 dégg bi dafa mel ni dafa faible suñ mënee baal nga yëkkati kàddu gi allo allo da nga takk écouteur allo 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 Seydou. waaw ñu ngi lay dégg bismillah ñuy jégalu baax dafa mel ne déggin bi jàppanewul ñu koy wax rek su mënee woote waat dañ ko dugal incha allah alors ma bàyyi la nga àggali yu. damay gaaw foofu damay wax rek ne tey boo xoolee lu tax mu am ci yenn kii parce que ay ak inspection d'académie yi ñoom ñoo war a fay bac bi alors y a des inspections d'académie ci région Sénégal yëpp boo xoolee ñii dañu fay ñii fayuñu. mu ngi woote waat allo allo allo. allo. kooku dégguñ ko. yow oui allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam kilifa gi. allo. ñu lay dégg bismillah. waaw i rajo. waaw yaa ngi ITV en direct baal ñu nga wàññi télé bi su ko defee déggin bi gën a mucc ayib nekkuma ci télé de maa ngi ci cours bi nii quoi. allo. allo waaw na ngeen def. allo. allo yoruma rajo de. allo. allo maa ngi lay dégg. yaa ñuy dégg. ça va na ngeen def. alhamdulilah fa nga ñu woowee. maa ngi lay wooyee Fatick. Fatick bismillah. waaw Katim Touré la secrétaire régional bu SAEMS. bismillah ñu lay dégg. damay rafetlu débat bi. et di wane aussi kooku nga nekkal ci plateau bi. El Hadj Malick Youm. El Hadj Malick Youm di wax vraiment njàng nu mu ko soxalee. xool bi njàng ak njàngale rek moo ci nekk. donc loolu nekk lu ñu démontré léegi Sénégal. oui. donc vraiment ñi ngi koy rafetlu li muy wax ci éducation ak li muy liggéey ci syndicalisme loolu yëpp ñun ñëpp gis nañ ko. mais dafa nekk loo xam am na lu muy wax léegi deuxième point mooy revendication yi. oui. ñun fii ci Fatick dama lay jox exemple rek bu leer naññi. ñun dañoo toog le 30 kenn fay. allo.
ñu ngi jéggalu kooku mbir mi dagg na si réseau bi du ñàkk mu woote waat booy. waaw non xam nga moom mooy secrétaire général régional bu Fatick donc bu SAEMS mais dama lay wax rek moom ñoom li mu la naroon wax mooy ñoom dañu toog ba délai bi jot état bi fayul ñoom ñu dem grève état bi fay leen. nga jël ak ñoom dañ dem grève ñu fay leen seen xaalis. léegi nga jël tamit par exemple Dakar fii tey ñetti IA ñoo fi am. ñoom ñëpp artu nañ artu kenn waxu leen ñu wax IA kenn waxu leen ñun ñi lañ mujj wax ñu ko ñu laajte mais boo laajtee ministère bi ñu ne non laajteel ministère éducation nga laaj dañ leen di ci daal ping pong la daal waaw jaar leen fii ak dugg leen fii te bu doon ay koppar sax lay lu yoreel jàngalekat mais xaalisu jàngalekat bi lañ ko yoreel boo xam ne liggéey na ko ba pare ñu bañ ne duñ ko fay. loolu tamit ñu jàpp ne du yoon. alors sànq dañu woon nekkoon si choix wu Dakar lu tax SAEMS yéen ngeen choisir Dakar dem def ngeen di def débrayage naka noonu. ak non du choix ñoom ñi grève nañ déggoo ma ne la. section yi xam nga yaa. au Sénégal dañu ko séddale. voilà au Sénégal il y a 16 IA. oui région bu nekk da nga am benn inspection d'académie. mais Dakar moo am ñetti inspection d'académie ndax ni mu mel. alors léegi nag boo xoolee 16 IA yëpp alors dañu am une dizaine boo xam ne bii foofu la situation est normale nga xool tamit moitié bi ñeneen ñi presque kon 6 ou 7 yoo nga xam ne foofu jaarul yoon kenn fayul te léegi bu dee fayuñ. ñi nga xam ne dem nañ natt xale yi ba def kii ba joxe résultat yi mais benn solution bi ñuy am bu ñu waxee nga xam du ñu xam sax ban interlocuteur mooy le bon interlocuteur. tey ñun wax nañ ñu man woo naa DAGE ministère de l'enseignement supérieur. soo ko waxee mu naan la non xaalis bi dafa manqué fay nañ indemnité de kii déplacement yi mais dese nañu copie yi nga dem feneen ñu ne fay nañ copie yi mais des na lii donc finalement. te xaalis boobu c'est du somme yu am solo. ñu jàpp ne kon état bi dafa deful li nga xam ne moom la ñuy wooye le respect de ses engagements parce que tey yeneen projet yu nga xam ne ñoom ñu ngi ko bëgg a doxal pourtant ñu ngi koy doxal malgré contexte bi nga xam ne moom la ñëpp di wax ne contexte su quand même Covid-19 la. alors El Hadj Malick Youm seen revendication yi lan la exactement su weesoo indemnité yi. gis nga tey damay wax rek ne. foofu pour gaaw. na ñëpp xam ne revendication yi nga xam ne nii moom la ñuy wax pour nguur gi doxal ko du sax ay l'accord la yoo xam ne dañ ko signé nguur gi depuis 2018. l'accordu 2018 yooyu moom la ñu signé waatoon ak nguur gi depuis 2014 accord 2004 doon la nguur gi Sénégal ñoom ñoo am benn jikko boo xam ne bii dañuy ñëw signé ay accord pour maanaam décanter benn situation bu ñu paree duñ def li ñu waxoon. léegi nag syndicats yi aussi comme ñoom ils sont des patriotes. te xam nañ ne seen outil de travail mooy école bi. am na benn yàq boo xam bëgguñ ko yàq dañuy topp seen kaw di leen wax ndànk-ndànk nee nañ def li ñu waxoon. loolu nag mooy situation bi. tey boo xoolee raccord yi si gën a am solo mooy dañu waxoon ne dañuy jeexal lépp lu di lenteur administrative maanaam këyitu jàngalekat yooyu tagga témbe seen carrière demul ca nga dikkul ngaay. ñu ne loolu du yoon waaye ndax informatique mu ngi fi. tey yeneen réew yi ñu wër yëpp ñoom réglé nañ ko ñoom ñu ne duñ ko def. mu ngi fii di yeex. nga jël beneen point bi si topp mooy système payor gi. ñëpp d'accord nañ ne bi ñu defee étude kon payor gi néew na doole bu jàngalekat bi ñu ne dañuy teg système bu gën a tëdde njaaxaanaay. boobu ba léegi ñu ngi xaar def ñu dara ñu ne def nañ rapport bi liñ si war a kii jox nañ ko président de la république. moom la ñuy xaar xam nga loolu tamit du lu yenu maanaa. ñetteel bi mooy des questions pédagogiques lu jëm ci tàggat jàngalekat yi. ñu ñuy tardel te jàngalekat buñ ko tàggatul du mën a def li muy def. ay question de mise en position de stage. tey rek la ñu jógee FASTEF. ci suba tey waa FASTEF imaginel nga jàngal Sénégal 806 professeurs ba pare bàyyi leen fële di leen wax ne seen bourse mënatuñ leen ko jox ndax budget bi jeex na wala nga leen di wax. te foog ñu xaar. ñu ngi fële di dund comme maanaam lu ma mënul wax sax. yóbbu leen ci situation de dégradation yoo xam ne c'est grave. waaw te tey bu dee dañu nekk ci réew mu normal mais ñoom bi ñu projeté recrutement war nañ budgétiser tout ça alors teg leen ci conditions yi normales. waaw mais yooyu yëpp tamit est-ce que du mbas mi moom faussé. mais mbas mi aussi xam nga loolu la mbas mi aussi. vraiment moo faussé calcul bi. déedéet non mais mbas mi Sénégal. wala loolu lay la. non xam nga lay la parce que en fait ñoom dama ne secteurs yi ñu bëgg a doxal. mais secteurs yaa ngi dox. mbas mi tey boo xoolee qu'est-ce qu'ils ont dit nee nañ woon dañu prévoir woon ne peut-être récession day am mais seen autorités yi ministres yi ñoo génnaat ñu ne récession amul. économique amul ils l'ont dit
et aujourd'hui soo xoolee les plus grands projets yi ñu bëgg a doxal. mais mu ngi dox. et moi je me dis que même tey bu am na Sénégal fu mu doon toll. comme lan ay BRT ñu jëlee BRT ñu jël TER. oui TER ñu jël yeneen dama ne loolu du priorité au Sénégal. parce que TER c'est quoi jël benn train. mais am na solo quand même non dama ne priorité mooy éducation. su ñu demoon tey ba nga xam ne nii peut-être dafa am. sooxe bu mu sooxe pour man ñoom war nañ mën a réorienter le budget national xool ne priorité mooy lii. mooy éducation njàng mi oui mooy njàng mi. donc c'est la surpriorité kon ressource bu ñàkkee nañ ko orienter fa. mais li ñu jaaxal dañuy dem fekk loo xam ne nii du priorité ñu investir fa des milliers de milliards alors secteur éducation bi ëpp solo pour ñëpp ëpp solo pour askan wi ñu koy soofantal. alors El Hadj Malick Youm daaw si wala sax mën nañu wax ni si début d'année bi mois de mars mois d'avril ba fi mbas duggee le 2 mars. da ngeen préparé woon seen ay plan d'action mbas mi ñëw ngeen teg ko ci suuf alors ñu ngi ci deuxième vague mais teewul ngeen taxaw temm ngeen da ngeen di dem grève mais loolu tamit doy na waar li ngeen defoon bu njëkk ba kay mën ngeen continuer rek. comme ñu ngi ci mbas yu ba léegi. waaw mais ñu ngi ci mbas mi. oui mais tamit xam nga lu yees wala xamoo leen ni wala da ngeen ni comme mbas bi kenn xamul kan lay jeex. waaw suñ ko toppee ñun duñ. xëy na sax suñu plan d'action xëy na du noonu mais ñun. li ñu koy mais daf mel noonu ngeen calculer. non dañuy expliquer. xam nga aussi nag ñun li ñu jàpp de mooy tey état du Sénégal war na mën a doxal accords yi nga xam ne signé nañ ko parce que ñun li ñu lim comme accord sànq nii ne loolu la. mais tey dématérialisation mooy système boo xam ne bii day tax rek kayitu jàngalekat yi gaaw génn fonctionnaire yi. mais loolu pour ñun mbas woon mënu ko téye kon carrière jàngalekat bi la mbas mi mënul téye léegi nag ñun boo gisee ñuy aartu di yëglu mooy que tamit mais daaw li ñu def askan wee ñu soxla woon dem nañ ba commencer lancer plan d'action askan wi taxaw lu yees ñëw loo xam ne nag xamuñu ko woon. coronavirus lu yees la woon. kon fallait que nit noonu la boo gisee loo xamul da ngay def repli stratégique. bon pour xool lan la jàngat ko tey jàngat nañ ko xam nañ ne xëy na gën nañ ko maîtriser même si tey boo mais deuxième vague am na de. non deuxième vague bi aussi li ko indi situation bi mu ngi doy waar ba tey li ko indi na ko nit ñi jàngat parce que est-ce que yow boo génnee tey El Hadj Malick da ngay gis nit ñi di respecter les gestes et les mesures barrières soo jëlee école bi nga xam ne nii tey fa la mbooloo mi di am est-ce que ministère éducation génnee na benn protocole sanitaire mu wax ne par exemple nañu wax mais protocole am na peut-être aussi dañ ko respecté wul. mais lu ne ci biir. protocole bi demal nga lire ko. sur les points les plus maanaam poñ yi ci ëpp solo. dañu noppi te protocole ba le passé. dañu wax ne classe yi de ay la yéen ci situation bi mënul am lu weesu ñaar fukki élèves bii xam nañ ne kenn ñemewu ko wax 4 millions d'enfants. ñoom ñooy reprendre. mais nañu limiter au moins ñu orienter ñu vers ça parce que tey même boo xoolee l'ODD 4 day aller vers ça. tey boo jëlee ce qu'on appelle les abris provisoires tey la wàllu gën a ay dafa gën a bëri ci système bi ak milliards yi ñu ciy def kooku du mën a indi école qualité comme paquet bi ñuy wax nga jël yeneen ak yeneen nga jël masque mais masque yi président Macky Sall bi muy def discours 11 mai 2020 dafa waxoon ne dina am 10 millions de masques yu ñu war a alors injecter surtout dans le secteur de l'éducation. ñu ni élève fu nekk dina am mais enseignants yi ñetti masques mais ñetti masques aussi. nañ wax pour reprise 9 mois kooku 10 mois kooku mënul nekk. xam nga loolu aussi mooy li ñu lay wax nga dem daa dotation man gis naa ay proviseur u lycée nga dem ñu jox la benn bouteille gel nga am élève classe buy lycée buy def 1000 élèves ñu jox la benn bouteille gel moo tax foofu tamit damay wax nii. tey dégg leen ko na ko ñëpp yëg ne attention Covid bi bu ñu foogee yëg siwul ci école yi mais attention muy commencer attaquer. corps professoral bi. am na ci ay cas yu ñu dégg sax administration sax. administration am na par exemple tey chef d'établissement bu ñàkk bakkanam Sénégal kon loolu dañ koy wax. pas pour mais ñun syndicat la dañuy wax li fi ne. ñun te situation bi mën na gën a doy waar. alors mën na gën a kon nit ñi dañuy wax ne ministère bi. moom moo am surtout le gouvernement responsabilité pour ñàkk l'école yi ba nga xam ne tey mbas mi du fa mën a dugg. ni mu koy defee nag mooy na respecter protocole sanitaire bi nga xam ne nii alors kii nañ ko te gën ko dooleel te indi si ay anam yu nga xam ne daal jàpp nañ ne dina mën a tax école bi mucc. alors Youm ak situation bi fu mu toll nii est-ce que mesure barrières yi mën nañ ko respecter si école yi.
waaw xam nga di wax ne situation bi nii di man loolu laa dama ne. est-ce que mën nañ ko respecter xam nga sànq nee nga soo génnee si mbedd mi pour nga gis sax nit ñi respecter ko mais est-ce que d'abord si école yi. mais mën nañ ko respecter yomb na ñu respecter ko. mën na non en xam faisant nga quoi ay romb man dama ne. oui mbas mi daf fi nekk. oui ñun jàpp nañ ne tey école bi moom mooy moteuru développement. école bi moom mooy lampe bi nga xam ne nii bu fayee am ci am réew musiba lay jur kon mooy nit réew mi. kon léegi école bi. balaa ñu yegg ci benn situation catastrophique il faut ñu jël ay dispositions pour que école boobu ñu aar ko ñu ñàkk ko ni ñu koy defee nag mooy bu ñu taxawee di waat ne est-ce que mais mën na ne parce que man maa ngi gis yeneen écoles yi ci monde bi. yoo xam ne dañu jël ay dispositions bu xale yi duggee mais dañ leen defal des pompes ah si seen dàll désinfecté leen ñu dem dugg toog classe respecter distanciation respect école Sénégal. mais lu tax defaguñ lu tax Sénégal moom loolu mënul àgg ci stade boobu. non parce que relâchement bi nga xam ne moom nga gis ci mbedd mi ñi nekk ci mbedd mi ñoo ne ci biir école yi. donc ñooñu ñoom ñooy seen ay parents donc li xew ci société bi tey boo génnee même les transports publics gars yi commencé waat nañ duñ takk masque et kii relâchement bi c'est partout. moo tax tamit tey deuxième vague bii buñ ci deful ndànk musiba lay jur te le premier responsable mooy état du Sénégal mooy gouvernement bi. parce que tamit des lieux de rencontre comme lu demee ni école. ñu bàyyi nit ñi di dugg di génn te amul yenn dispositions yi dama xalaat ne loolu dañuy exposer nit ñi. alors jamono ji suñ doon def taxaw seetlu ci école yi lan la ñuy wax ci wàllum gel hydroalcoolique wala tamit wàllum thermoflash. est-ce que yooyu ñu ngi ko fay amal wala xale da leen di bàyyi ñuy dugg rek mais xam nga mooy li ma wala ñu koy respecté dañ leen di compter. non loolu ba fi mu toll nii man tournée laa jóge man personnellement. tournée fan. En tout cas damay généraliser. oui man j'étais dans la région de Louga di tourner. amul fu ma demul mais damay ñëw sax toog discuter def sensibilisation. moo wax ak waa administration ne leen attention. le virus est là gis naa ne xale yi kenn takkul masque. gis naa lii gis naa amul dispositif de lave mais partout aussi amu fa xam nga. te tey dañu bëlee boo xoolee bi muy soog a ñëw dañu ne woon même école boo nga xam ne nii amul point d'eau du tijji mais fii ba léegi am na ay école yoo xam amul point d'eau ñu ngi fonctionner. kon ñun dañ jàpp ne loolu moom li sooxe noonu responsabilité ministère bi la nañ si gën a farlu. parce que tey bu duggee ba am benn proportion bi ci école bi mais musiba lay doon donc loolu moo tax ñun ñu insister sur le respect du protocole sanitaire. mu nekk lu am solo am na ñu may signaler am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko xool ba xam allo kooku def mel na dem na El Hadj Malick Youm alors dañuy ñëwaat ci flashkaay yi xam nga flashkaay yi nekk na lu doy waar est-ce que tamit lii. di wane ni ci production yi nga xamante ne ñooy am ci télé yi muy série télévisée yi cas yooyu tamit war nañ ko saytu yow mi nga xamante ni observateur nga nekk acteur ci wàllum éducation mu nekk ay séries yoo nga xamante ne xale yi dañ koy seetaan xale yi aussi yooyu yëpp ñu ci jéem a roy est-ce que tamit jotul ñu defa taxaw seetlu ci série yi. xam nga tey maa ngi doon expliquer au début bi ñu wax ci flashcard. mais il faut que ñu def attention. parce que waxuma flashcard sax même utilisation des données personnelles ak yëpp parce que ñun ñoo war a xam école bi. ban type de citoyen lañ bëgg mu tabax ngir ëllëg. loolu moo ñuy indiwaat ci cas bi tey soo xoolee même la télévision. alors les acteurs de la télé dañu war a rappeler wu que ne télévision première mission éducative la. mission éducative la et informative. donc. foofu tamit éduquer informer et divertir. voilà moo tax léegi bu ñu delloo ci ñaari mission yooyu surtout yi ci ëpp doole muy mission informative ak mission éducative mais donc day war a am li ñuy wax ci télévision yi ay dispositifs yu nit ñi di jël pour segg programme yi. man am na lu ma apprécier par exemple mooy que tey soo xoolee ñu ngi jël di def ay films yoo xam ne nii quand même si yenn chaînes yi films yooyu c'est des films locaux. mais là où le bas blesse mooy naka ngay defaree benn film boo xam ne bii alors c'est un film made in Sénégal. mais soo xoolee réalité yi aussi. dañ koy jël du nekk réalité yu nekk Sénégal réalité yoo xamante ni dañ koy jëlee si tubaab bi. jeex na mooy trahison. mooy fen mooy le triptyque quoi trahison fen mensonge ak yooyu daal. ak yi may bañ a wax. donc dama jàpp ne bu dee dañu bëgg a réadapter télé bi dafa war a épouser nos valeurs.
maanaam dafa war a doon télé boo xam ne bii même film yi ñu ciy jàngale na doon film yuy jàngale ngor film yuy jàngale fit pour xale bi film yuy jàngale kersa. kersa j'insiste sur ça alors film yuy jàngale aussi courage kon pour man loolu mooy valeur quoi mais tey soo xoolee effectivement télé bi bon dina mujj nekk benn instrument boo xam ne bu ñu ko maîtriser wul ëllëg dina contribuer aussi à mu indil ñu benn type de sénégalais boo xam ne bii du bon bi ñuy xaar te dama si yokk ne nous sommes dans un contexte de mondialisation. xam nga mondialisation moom tey peuple bu nga xam ne nii defoo li Senghor waxoon mooy l'ouverture dans l'enracinement mooy dañuy tijjeeku naam waaye dañuy tijjeeku ba pare garder waale suñu culture kon ñi ko deful yëpp su fa jàpp mondialisation bi egsee li muy def mooy da lay yóbbaale. te bu lay yóbbaale mooy nit ki. bu lépp demee lenn rek moom la war a dese loolu tamit Senghor waxoon na ko mooy culture kon tey bu ñu nee mondialisation ñëw na ñu bàyyi rek ñun suñu xale yi ñu dugg si te encadré wuñ phénomène bi su boobaa dinañ dem ba benn moment ñun suñu culture dinañu réer te su boobaa musiba lay doon si réew mi kon daal télé yi war nañ seggaat bu baax seen programme yi comme xale yi dañ koy seetaan te xale yi vraiment série yi absolument xëy na tamit dinañ saluer effort bi nga xam ne depuis Covid bi ñëw ñu ngi koy gis mooy tey am na télé comme yéen seen télé comme yeneen télé yu jël initiative commencé di éduquer xale yi mais loolu dafa baax parce que télé loolu la war a mën a jariñ loolu la mën a jariñ mais xëy na du doy mais beneen phénomène bi aussi mooy que soo xoolee tey niveau d'accès à la connectivité au Sénégal maanaam tey noo yeggee internet ak connexion ak maanaam outil informatique tamit dafa des tey bu ñu la nee tey 14 régions yi am Sénégal 6 yi yegguñ TNT 8 ñoo nekk TNT kon déjà loolu day nekk benn blocage mu amaat yeneen problème yoo nga xam ne nii tey xale bi dëkk ci réewum fële kaw ga mais balaa muy am ordinateur u boppam ngir di si mën di liggéey kon nga xam ne kon bu ñu jaarale jàng bi si xarala du yombagum Sénégal loolu tamit beneen réalité la boo xam ne bii day wane fracture numérique bi am non seulement entre kaw gi ak dëkku taax yi mais tamit fracture numérique bi am si acteurs yi mais Covid bi aussi wane na ni xarala yu bees yi aussi dafa war a nekk si ñun dañ ko war a sóoraale bu baax jàng mi aussi warul des ginnaaw loolu sax boo xoolee mooy xam nga Covid dama koy wax tamit ñëpp dégg doo jël lépp rek dëxëñ sànni géej Covid phénomène la boo xam ne xëy na jàngal lu bari daf ñu jàngal parce que demoon nañ tey boo xoolee par exemple Covid bi muy soog a ñëw fan la jógee Chine bi mu jógee Chine balaa muy ñëw fii dafa jaar ci toutes les grandes puissances parce que dañu ne en 2030 ñu ne Chine moom mooy doon la première puissance mondiale mu terrassé ko daaneel ko bi mu jógee foofu jaar fan dem États-Unis ñaata millions de morts jaar Europe ñaata millions mais ñooñu sax mën naa wax ne Covid bi dafa ñëwoon pour wan leen carrément que ne secrétaire général Nations Unies lan la waxoon ne moom li mu gis foofu de kon su yegsee Afrique moom day jeex effectivement Afrique def fi boobu effet donc pour wane un peu que loolu leçon d'humilité la boo xam ne bii xëy na dafa waroon wàcc pour ku nekk gën a xoolaat sa bopp nga gën a defaat introspection voilà introspection gën a seetaat sa bopp comme li Socrate doon wax connais-toi toi-même exact n'est-ce pas alors donc tey ñun li ñu si war a jëlee mooy leçon yooyu comme tey état war na sóor ne toujours en cas de force majeure war na am benn dispositif pour continuer parce que lépp mën na taxaw ba mu des école war na am yeneen hygiène warul doon loo xam ne nii ñun dañ ko soofantaloon mais Covid bi ñëw na fàttali ñu ne hygiène aussi maanaam dafa bokk sax si ponk yoo xam ne diine daf koy digle am na solo donc yooyu njàngat yu am solo lu yu Covid bi indi mais lu jëm sax si programme école bi nga xool biñ ko sopparñee mais ñu am ay résultats yu tane ñu ne kon est-ce que kon xale bi ni ñu koy def du bourrage di ko sol ko ba bu demee vraiment am na si ay cours yoo xam ne moom mën nañ ko tegee ne voilà kon yooyu yëpp ay jàngat yu bees la yoo xam ne nii tey maanaam Covid bi indaale na ko te yooyu waruñ ko bàyyi dañ ko war a gën a saytu moo tax sax SAEMS dafa ne day organiser benn atelier national boo xam ne day woo technicien éducation yëpp ñu daje lëlu ngir xool lu tax ñu dugg si Covid am impact wu positif ci examen yi loo xam ne amuñu ko depuis ay at a ngi nii. ñu jàngat ko xool kon est-ce que du ci programme yi est-ce que du ci ni ñuy évaluer. mais tamit aussi xale yi aussi classe yi dañ ko wàññi woon classe yi doon def ay 80 90. ñu nekk ay 20 loolu aussi bokk na ci lu favoriser résultat yi. loolu moo tax ñu bëri dañu ragal
ne du ñu wax ci affaire effectif yi man gis naa yenn responsables syndicaux yoo xam jàpp nañ ne comme 4 millions lañ wax buñ ci wax man suñu plateforme revendicative ñun SAEMS. dafa ne nañu arrêter les effectifs pléthoriques nañ ko arrêter. parce que loi bi li mu wax mooy classe mu ngi pléthorique à partir du moment où bu dee Sénégal ëpp na 45 élèves. bu ko ëppee rek pléthorique. mais fii nag da nga gis ay classes yoo xamante ni double bi lay def. mais Dakar am na 120 am na ay classes 120 personnes. 120 élèves. 120 yu toog par 3 par 4. déjà loolu mënul rimer ak qualité éducation. c'est impossible. parce que xale yooyu toog 4 personnes ci benn kii mais ñooñu toogin bi rek waxuma ak conditions yi mais conditions yi baaxul. nga dellu léegi ci li ñuy wax les abris provisoires ah. nga xam ne tey loolu lu fi waroon jeex la mais état bi soofantal ko ba tey bi may wax ak yow bi ñu mujjee def évaluation des na pas moins de 4000 abris provisoires yoo xam ne ba léegi mu ngi ci biir système bi donc loolu day nekk loo xam ne nii bu continuer mais jàpp nañ ne. fii éducation de qualité du fi gaaw a am. mu nekk lu doy waar alors El Hadj Malick yu ma rappelé information bi mooy waa SAEMS di syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire dañuy amal débrayage demain. à 9h naka noonu mercredi 30 grève totale jeudi incha allah 31 décembre ngeen amalaat aussi débrayage 9h mu bokk ci seen plateforme revendicative man lay gërëm baax di la sant El Hadj Malick Youm ñu ngi leen di gërëm di fàttali ne loolu tamit li ko waral mooy nguur gi. moom moo bloqué indemnité yi nga xam ne ni jàngalekat yu jàmbaar yooyu demoon defi examen yi ci biir mbas mi. bi ñu ñëwee nguur gi daf leen ko war a fay bloqué ko. fi mu toll nii kon ñoom amuñu beneen lu ñu utiliser comme moyen lu dul banque seeni loxo ngir nguur gi jox leen ko. El Hadj Malick Youm man lay gërëm baax di la sant ma fàttali yow yaay secrétaire général national adjoint du SAEMS di syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñu seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant ba suba incha allah ñeenti waxtu.